asalaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi ni seetaan ci Senzoom TV ñu ngi fii ci diwaanu Njaareem rawatina fii ci kër gu mag nu fas yéene ànd ak yéen ci li nga xam ne mooy xew-xew yi ngi xew ci dëkk bi nu fas yéene na leeral lépp la nga xam ne nii tey jii ak fépp fu mu mën a xewee ci Njaareem dañ leen ci andil ay leeral jël ña nga xam ne ñoo fa nekk nu wax ci nu waxtaan ci yaatal ci ngir nu xam li askan wi dund. jamono yi nag suñ waxee dañuy wax inondation nag suñ ko waxee xel yépp dem ci ndox ak yoonam waaye tey kër gu mag tey ku fi ñëw xam ne inondation bi laal na leen kër yi fi daanu yoon yi fi yàqu gis nañ ne sooy xool diggante TP ba kër Sëñ Bay Saar yoon amatu fi pour nga dem dëkk ba da ngay wéeri kon ci tali bi rek nga mën a jaar loolu nag lu ko waral yan jafe-jafe la nu fas yéene ci ànd ak askan wi kin taxawal nag muy ki nga xam ne mooy Abdou Lahad Diagne nekk kër gu mag juddoo fi yaroo fi màgge fi ba toll nii mu toll servir Diourbel kon Abdou Lahad nu bàyyi la nga nuyoo ak téléspectateurs yi. bisimilahi rahmaani rahim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi waa réew mi ñu leen nuyu ci seen tur ak ci seen sant. di am kontaan di rafetlu aussi déplacement wu Serigne Bara Sène ak équipe am bi pour bokk ak ñun gëstu xool jafe-jafe ñuy dund ginnaaw mbënd mi ak léegi loo tax ñu ngi sol seen dal fekk sama fii ñu jëm ci waxtaan leeral waa adduna bi waa Sénégal ak waa kër gu mag jafe-jafe yi ñuy dund lan moo ko waral ak nu ñuy def ba def ci saafara ak bi mu commencé ba léegi ñan lañ gis ak lan ban taxawee la ci askan yu taxaw autorités locales yi ak administratives yi. jërëjëf Baye Abdou Lahad taxawaayu administration bi taxawaayu ñi nga xam ne ñoom lañ fiy tudd ñu nekk Njaareem nu fas yéene ànd ak yéen ci émission bi nga xam ne moom ngeen di seetaan mooy xew-xew yi nga xam ne moo xewee ci dëkk bi Abdou Lahad suñ ñëwoon tey jii di leen laaj sunu laaj bu njëkk nan ngeen dunde mbënd mi. mbënd mi jafe-jafe yu metti boole ci naqar waaye di ko sant suñ borom aussi ba nga xamee ni bakkan tudd ci bi mbënd mi tàmbaleeg léegi jafe-jafe fokk natt rek romb na ko ndax bi taw bi ñëwee bari na kër yu mu daaneel yu baree bare yoo xam ne seeni borom daw nañ fanweeri at di ko tabax ñu yàqule seeni bagage yàqu seeni dund yàqu am na ci ñoo xam sax dañoo génn fi mu toll di wër fu ñu dëkk amaguñ ko ñenn ñi seen i mbokk leen fat ñu nekk ci ay xat-xat yu jafe-jafe waaw loolu moom ci nekk na loo xam ne daal natt suñ borom na xëñ ne waaye jafe-jafe yi foo ko natt weesu na ko ndax nit ñi dañoo demee yaakaar ne rek ñoom ay dex lañ doon wër damaa yaakaar ne bi ñuy wër dëkk bi ay dex la ñuy wër xanaa ay ngolomite ak yooyu nga xam ne ay zone non aedificandi la ay tool la woon ay zone verte la woon ndox mi yëpp fa la wàcc mais ci centre ville bi ak ci quartier kër gu mag au cœur de kër gu mag bi nga xam ne mooy Médinatul Moubaxatul Serigne Touba dëkk fi jafe-jafe yi mën mi def kenn mënu koo natt dafa mel ni autorité daal ñoom bi ministre bi ñëwee dañ koo topp rek lang ak moom wanuñu ko liñ ko war a wan ci sama gis-gis. jërëjëf danañ ci dikk loolu ci ñëw ko autorité yi ak fi nga xam ne dem nañ seeti ko comme ni mu ko waxee rek nga xam ne fanu dem yëpp dafa nekkoon barabu ndox waaye fi nga xam ne ni yàlla dogal na ne mooy kër gu mag nekkoon ay kër nu yàgg koo sanc mu nekk ci bokk ci kër yi ni njëkk a sanc ci Njaareem kon yaakaar naa su fa mbënd amee dem ci kër yooyu day yella sëñ bi nu ne ndox du bàyyi yoonam dafa mel ni yoon yi nu gis yi yëpp daanaka mën nañ ne yoonu ndox la ndox mi fan lay jóge waaw ndox mi xam nga Diourbel dafa am plan directeur d'urbanisme détaillé plan directeur d'urbanisme détaillé mooy plan bu ñu defar la ci dëkk bu nekk mu ne yoon wi zone non aedificandi kenn wur fee tabax kenn wur fee dëkk ndox dafay jaar ay ravin fi nekk zone verte la am bërëb yoo xam ne dañ naan zone industrielle la bu jëm ci wàllu usines yi am zone commerciale am zone artisanale noonu lañ dagg dëkk bi ak zone sylvopastorale pour sàmm ak mbéy
mais ni dëkk bi di avancé démographique dëkk bi dañoo mujj ba respecté tuñu plan directeur d'urbanisme bi ba fu kër xaj rek ñu xajal ko fa ba nga xam ne fi ndox mi doon jaar di dem di wàcc day mujj di teggi leneen li ko def aussi tëli yi duñu defaree tëli infrastructure routière boo ko defaree da nga ko war a accompagner ak ay canalisation yoo xam ne su ndox mi ñëwee da koy yóbbu mais da nga def ay tëli yu kawee boole ci tëli ndox mi wàcc amul fu mu jaar mu bët moo indi jafe-jafe yëpp leneen li aussi société concessionnaire yi lu mel ni SD Sonatel souvent bu ñu def ay travaux ci route secondaire yi gas ko suul seen i câble li suul seen i tuyau su ndox mi ñëwee dindi ko souvent dañu di solliciter mais suñ ñëwee dañuy sëkkal nii rek demaat su adjudicaté da koy dindi ba souvent dañuy toj suñu tojee suñu nu wooyee en attendant bala ñoo ñëw souvent ndox mi dina yóbbu suuf sëpp boo ko seetloo fii ma taxaw nii canal bii ma tiim nii tey jii tuyau bii depuis décembre saa ñu ko suulee bu gisee rek jaaree wala oto mu toj mu suulee ko balaa SD ñëw presque ndox mi dana fi yóbbu suuf su bëri te li gën a yokk yoon wi ma taxaw nii tey lii moo ko def. te dafa mel ni ndox moomu su bënnee population bi ñoo koy fay waaye ñoom duñ ko perte. maanaam loolu moom c'était tellement technique parce que population bi nii leen ci nit jafe-jafe mooy ñoom même buñ ko fayul tamit suuf si nga xam ne moo ufoon seen kër yi mbedd yi sareet di doon jaar ak taxi yi day yóbbu suuf si mu nekk genre ravin boo xam ne nii c'est impraticable sareet dootu fi jaar fii ma taxaw nii lu woon juróom-ñetti mbedd nga yoo xam ne kër gu mag la jógee jëm ville amu ci benn boo xam ni tey jii nii sareet mën na faa jaar nit ñi dañuy dox. ba tey est-ce que loolu nekkul ci danger ci population bi xale yu ndaw yi nga xam ne ndox mi léeg-léeg su bëndee tombé courant am fa mën naa andi jéeya. danger permanent la sax nekkul danger boo xam ne dañ koy kii mais danger buñ dëkkal la. du danger bu ñuy séntu. ndax actuellement tous les bâtiments là. sont des bâtiments menaçant ruine. à tout moment heure bu nekk rek mën na effondré wu sedde wàcc. keroog bi ñu fi ñëwee ak le préfet. bay def recensement le 48 heures après rek. seconde pluie bi rek yeneen bâtiment yi menacé woon ruine yëpp dañoo affaissé wàcc. tëdd yi ngeen di yaakaarlu portage Sonatel ñi ngi ni daanu nañ dal ci ay mur. ñi ngi tëdd ba léegi ni Sonatel ñu fi constaté ko. ñi ngi ni tëdd fi mu toll nii baare na mbedd mi fii yaa ngi tëdd. mu mel ni def ngeen recensement mais recensement boobu fan la toll. bon recensement bi fi sous préfet bi adjoint préfet bi ñëwee ñu ànd ak sous délégué bi Serigne Falilou Lay ak Bassirou Soran ak man commencé nañ def ay recensement yu xaw a difficile parce que da ngay dem ci yenn kër yi doo fekk ñenn ñi il faut nga xaar seen carte d'identité laaj seen numéro téléphone bi ñu recensé ba sori ñu arrêté 2 jours après mu tawaat bâtiment yeneen dañoo am yeneen yu seddewaat yu daanuwaat yeneen yàqu ñëwaat yu bari yu gën a bari sax defe naa lu mat fukk wala lu ko ëpp amaat ci ginnaaw recensement bi man personnellement je me suis déplacé dem naa ba ci préfet informé ko mu ne ma danaa fa yónni sama agent ça fait 1 semaine gisuñu agent ba nëgë ni si dañoo décider sax d'ailleurs def assemblée générale point de presse pour solliciter des autorités administratives comme ñoo yore plan Orsec bi accompagné d'une lettre boo xam ne danañ ko envoyé ministre de l'intérieur ak ampliation au chef de quartier au khalife général des mourides pour ñu taxawuñu parce que ñun ci askan wi lañ bokk recensement bi fi mu toll des na ba nëgg ni ñëwuñu kenn gisu leen. mu mel ni kër gu mag dañ ko doyadal bàyyi ko ginnaaw ndax gis nañ ministre bi mu ñëwee defe naa su nekkoon day saytu rek waroon naa saytu njaareem gépp te mbënd mi kër gu mag liñ ci yàqule kenn xamul ni mu toll lu waral mu ñëw def ay visitam am ñu mu dem am ñu mu demul ñëwul kër gu mag. loolu faute bi maa ngi koy imputer autorité yi parce que ministre bi dëkku fi c'est le ministre de l'intérieur il a une mission régalienne ñoom ñi def seen planning de visite ñoom ñoo ko waroon def sóoraale ci kër gu mag daa war tax li ma gën a metti mooy biñ koy def kër gu mag ci biir mairie bi am nañ fi 3 doom yoo xam ne ku ne yor nga ndomba tànk muy premier adjoint maire yor na fi ndomba tànk deuxième adjoint yor na fi ndomba tànk Mbaye Diakhaté mi yore chargé affaire environnement nga xam ne xam na luy commune def na am na 2 mandats yor na ndomba tànk suti ko ñëpp ci kër gu mag lañ te ñëpp kër gu mag lañ dëkk kon ñooñu tey bu ñu taxawoon nag maire bi ne ko bala ngaa dem nañ boole kër gu mag centre ci biir ville bi wër boole ko ci programme bi kon danañ ko def wala su ministre bi ne dafa xat lu mu xat-xat ñoom ñu def délégation def visite de proximité dugg ci kër yi dugg ci quartier bi envoyé seen agent envoyé nga xam ne moo yor service technique communaux ñu def un rapport détaillé ci état de dégradement di route secondaire yi pot lampe yi daanu tuyau Sonatel yi sulleeku tuyau SD yi sulleeku yëpp ñu def ko un rapport jox ko gouverneur mu boole ko ci rapport bi muy def pour transmettre ko ministre de l'intérieur nga xam ne moom mooy jiite plan Orsec
kon man ñoom lay inculper lii am tey. mu mel ni tey jii su fekkee ne jub nañ vote ñëpp seen xel yëpp day dem ci kër gu mag. ndax kër gu mag bokk na mën nañ ne moo gën a yaatu ci njaareem. ci centre de vote yi. nu gis ne moom mel nañ ni moo gën a deltu ginnaaw ci njaareem ci côté développement loolu bañ jàngat nga ci am. maanaam loolu c'est le choix des hommes ñi ñuy tànn bu leen yóbbu ci fi ñuy dogale muy mairie bi ñi ñuy tànn il faut que dañ ko war a mate bi du ki am mbooloo mais ci xam-xam la ak pësteef ak fulla ak fayda xam ne kañuy jiital dañ koo dénk ña topp ci moom dañ leen a dénk lépp lu xeex bu war a am ci dëkk bi duñ ne Thierno Kandji dem leen xeex duñ ne Cheikh Anta dem leen ñee kër gu mag yëpp la ñuy boole te boo ko seetloo poids électoral kër gu mag chaque fois su problème amee ay Diourbel fépp fii la ñuy daw wuti ne kër gu mag ku ñu voté rek bu dee maire yaay gañ autorité administrative bu bëgg dara ci sëñ bi ngay ñëw ndax sëñ bi jaboote ñëpp mais ñi ñuy jiital jusqu'à présent dafa am lu ñu manqué mooy poigne boobu nga xam ne waruñoo complexé devant les autorités administratives tey adjoint maire yi fi nekk même suñu maire bi ñëwul mënoon nañoo def délégation kër gu ma lañ dëkk defal seen bopp délégation yi ñëw fi solliciter jeunes yi ànd ak conseil de quartier bi sous délégué yi nekk ci quartier bi yëpp ne leen nañ leen taal suñu oto wër kër par kër seet jafe-jafe yi ñu am def un rapport jox ko maire bi ne ko jébbal ko gouverneur mi yor plan Orsec mais ba fi may wax yow gisuma ci kenn ku dëkk kër gu mag ci yoo xam ne nii bokk nga ci équipe municipale bi ba ci conseils municipaux yi boo xam ne taxaw nga fii métti li am ci kër gu mag gisuñu ci kenn bala ñu ne gis daal xanaa mooy élection ñu gàddu seen mbuus di dugg ci kër yi mel ni ay picc fa nekk di leen sànni dugub ñu gëmul seen bopp topp leen fal leen ñu nekkaat ci dundu googu loolu mooy jafe-jafe kër gu mag te it maa ngi def un appel di ko lancer muy kër gu mag ñi fi nekk génération bi une nouvelle génération moo fi nekk boo xam ne nii dañoo war a changer système bi politique gëm suñu dëkk jàpp suñu dëkk ne li ñu war a jox yàlla li ñu war a am yàlla moo ñu koy jox du politique moo ñu koy jox fi mu toll ñun ñoo fi des boo génération boo xam ne ñun ñoo war a yanu yan bi jël suñuy responsabilité xool ki ñu fi teg ëllëg kan la koo xam ne préoccupation bi dañ nekk Diourbel plus particulièrement kër gu mag ndax tey boo xoolee kër gu mag tey bu ñu jox recettes yi dugg au niveau de la mairie de Diourbel je sais que ne bu ñu dugal 70% yi dugal nañ 50% yi tey jii kër gu mag bu ñu doon def étude sérieuse waroon naa mën a nekk commune d'arrondissement ci recettes yi muy généré fii ci commerçant yi ci artisan yi am na ab marché lu ne am na ci kër gu mag mais ñun recettes yi nga xam ne mairie bi da koy collecté gisuñ ko suñu bopp ci benn yoon tey boo fasee li ñu fi am as néew ñu yaakaar ne c'est la mairie c'est l'état du Sénégal Promoville moo ñu jox ndox am tëli Promoville moo tax ñu am éclairage public moderne mais mairie Diourbel gisuma ci budget am ci 6 ans yi mu nekk 6 ans yi nga xam ne budget soo ko multiplier par 3 dana 6 li ñuy générer ci recette dana romb milliard gisuma ñu def investissement kër gu mag bu 50 millions de francs CFA ku ko dégg kër gu mag ku ko xam rek dama ko wax. waaw foofu dañ fay taxawandi tuuti ndax nga mën fee andi ay leeral ndax dafa am ña nga xam ne nii tey jii dañoo réer mbir te jot na mu leer ñu gis ne tali yi ñu ngi koy tabax ñu ngi def lamp yi ba pare wëlbati ko xamuñu lan moo ko tax a jóg xamuñu li ko fi andi est-ce que jotu tey jii nu leeral askan wi lan moo andi Promoville bi lan moo fi andi lamp yooyu. xam nga Promoville programme de modernisation des villes du Sénégal la boo xam ne président Macky Sall bi mu ñëwee daf ko teg muy financement boo xam ne 100% état du Sénégal la maanaam gouvernement du Sénégal la amul benn commune bi ki def 1 franc ñu def ay études ciblé ay gox ci njaareem ci wàllu éclairage ci wàllu tëli mais ñi xamut nag dañuy foog ne investissement mairie Diourbel la mais mairie Diourbel mënta def investissement 100 millions njaareem compte tenu de ses recettes yam mairie boo xam ne booy xool seen taux de recouvrement ci 6 ans yi mënta passé 35%. bu génne masse salariale bi génne fonctionnement génne carburant bi defe naa mënuñoo denc 10 millions yi defee investissement fii lépp état du Sénégal nit ñi ñoo xamut naan mairie Ndiarème mais mairie Ndiarème ci 5 ans yi maanaam amul benn quartier bu mën a dugal 500 millions d'investissement sur fonds propres ci xaalis boppam amul parce que je suis bien placé pour le dire def naa 27 ans de service nekk adjoint directeur des services techniques nekk chef de service des compétences transférées ki yore Promoville bi yor Thiès Matam yaa ngi dégg man maa nekkoon adjoint bi mu nekkee Diourbel directeur des services techniques kon lu bëri xam naa ko mais nag nous sommes tenus par l'obligation de réserve lii dana am loo xam ne mu ngi ñëw ca kanam parce que dañ naan ceeb boo ko tàngalee ñaareel mu soof
mais ñiy commenté xamuñu que ne commune de Diourbel moom je pense que ne buñ taxee ne ñoo fi def lii ci investissement 100 millions jo def ki kénko amul fenn lépp Macky Sall la nettoiement mbalit mi ngeen gis ñu koy tibb ci mbedd mi mbalit mi nga xam ne mairie daan fay état koy fay état koy gérer mbalit mii oto yi ngeen fii seen oto état la unité de gestion des ordures moo ko yore désensablement bi nga gis ci tël bi FERA état du Sénégal la koy fay. Ah bon? Il faut que nit ñi xam loolu état du Sénégal lépp entretien routier bi nga gis gars yi tël ay tëli ne ci tëli bi ñaan mairie Ndiarème déedéet c'est l'état du Sénégal projet la FERA mbalit mi projet Sénégal la am na fépp état leen di fay mairie Diourbel éclairage public bi état moo koy fay kon ñoom à part bu seen budget il faut ñu intervenir lan ngeen ci def xanaa le minimum par respect bu fekkoon ne chaque année ñu jël 20 millions ci budget bi def ko assainissement au niveau du Kër gu Mag ay canal par quartier ci 5 ans yi muy 100 millions danañ toucher une partie de la population kon mbedd yi tey du demee nii. macha allah waxtu yi dab nañu te xam naa du ñàkk danañ ñëwaat gën a yaatal ndax ki nga xam ne mën nañ ne def na 3 générations. ci service. kooku lu mu fa xamut yaakaar naa ne kenn dootu ko fa xam. te jot na nag ñun ñi nga xam ne ñooy taskatu xibaar yi. ñu jóg dem ci ñi xam. ñuy wax ngir population bi xamul mën a xam. dafa jot te ñu mel ni yéen dañ leen di soxla ngir dëkk bi dafa jot mu changer te li ñuy nëppal ak li ñuy bàyyi muy jàll dafa bari. grand yan kàddu ngay tàggatoo ne xam naa ne ñu ngi jégguluwaat téléspectateurs yi ndax bëgg noonu mu dagg si waaye waxtu bi moo nu xoj danañ ñëwaat ci beneen émission ba nga xam ne nii ci gox bi lay wax ci njaareem lay wax ci développement Diourbel lay wax te ñu mel ni moom ak ki nga xam ne mooy Abdou Lahad Diagne danañ ko ci bàyyi xel ànd ak moom ci liggéey boobu ngir mën a leeral askan wi. grand sa kàddu yi waaw di sant rek di leen sant di leen gërëm ci seen disponibilité wane ngeen ne doomi Njaareem ngeen te Njaareem moo leen soxal parce que ñëw ngeen fi joxuñu leen paas dalaluñu leen yaa ngi dégg ngeen nangoo accepté ànd ak ñun ne ci ravin yi jaar ci mbalit yi ne ci naaj wu tàng yëpp pour reportage bi di leen ci sant di leen gërëm di leen ñaan yàlla ngeen jëm ca kanam jërëjëf. waaw kon askan wi nii lañ koy defaree rek fenn fi ci nekk dana leen fa teewal wax leen li nga xam ne moom la askan wi dund fii ci Njaareem muy ay jafe-jafe yu ñuy dund ci biir service yi ay jafe-jafe yu ñuy dund ci biir kër yi ay jafe-jafe yu ñuy dund ci mbedd yi ay jafe-jafe yu ñuy dund ak état loolu dafa jot nu dugg ci gox-goxaan yi fenn fu ci nekk nu leeral ko ba askan wi xam ndax ñi xamul dañoo bari ba tax na léeg-léeg dañuy dem. am seeni droit mais duñ xam nu ñuy exploiter droit yooyu nu leen koy teg naka su dul noonu ba tax na nu ciy daj lu ne ba tax na manque de moyen tax na tey jii soo demee hôpital bëgg faa faju doo xam yoon wi ngay jaar soo demee police doo xam yoon wi ngay jaar soo demee gendarmerie doo xam fooy jaar soo demee sapeur doo xam fooy jaar soo demee dafa jot nag askan wi xam seen ak yelleef bi nga xam ne ni tey jii moom la ñooñu am ci ñoom mbaa ñoom moom lan am ci ñooñu ngir ñu mën koo dabu kon nag askan wi ñi ngi leen di jox dig daje ba samedi prochain incha allah jërë ngeen jëf.